man mënuma ànd ak moom ci démarche bi nga xamante ni moom la def actuellement. bu fekkee am na ñuy lam-laamee ne kon nag moom xel mi dafa desub yëngal rawatina kenn ci ay mbokkam ñuy xam ne kon papaam la doon te père adoptif la ñu wax moom capitaine Touré mu ngay xam ne ni que doful te nag jinne jàpp ko. ndax xam ngeen ne kon fii ci nu wàllum administration doxalin gi yenn saa yi dafay rax politique te na muy raxee politique tax na ba liggéey ba nga xam ne njiitu réew président Macky Sall diggé woon na ko askan wi yenn saa yi kenn du sa gis lu bari ndax saa su ne ñuy wax ay milliards yu nga xam ne génn nañu ko ngir tàggat waaye it taxawu ndaw yi financé jigéen ñi ngir ñu mën a am si lu ñu jàpp waaye nag dafa mel ni la koy yàq du lenn lu dul dañu ko jagleel seen i jigéñaale ci wàllu politique taxaw seetlu la bu Fatou Lay Bay Diop. li mu ndaw ñi fii ci Sénégal di gën a yokk at mu ne ñàkkum xëy bi itamit jaar ci même yoon nga ñi nga xam ne ñoom ñooy ut liggéey itamit di gën a bari terewul am na ay programme yoo xam ne teg nañ ko fii Sénégal ngir ndaw ñi ci wàllu koppar sax mën nañ ci xayma ba téeméeri milliards waaye itamit njiitu réew mi moom ndax rek war naa jaaxle ci financement yi nga xam ne génnee nañu ko te réglewul benn problème mu ndaw ñi moom sax wax na ko ci ab discours am ne lu toll nag ci juróom-benn fukki milliards ci suñuy koppar dem na ci DER bi ñeent fukki milliards ci fonds de financement ci wàllu formation yi koppar gu bari googu yëpp dugg ci mu mel ni ne ci benn côté dong la ne ci côté gi nga xam ne moo jublu ci wàllu politique bi ndax nag mën nañoo jàpp sax ne lu bari rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jot ci fonds yooyu le doon na ay ndaw yi nga xam ne ay militants pouvoir bi lañu ña leen jege wala ay sympathisants li ni mel nag tey te fonds yi luñ ko teg rek taxul ay ndaw di leen jug ne ñoom gouvernement bi defu fi dara ci wàll woowu aha kay am na lu mu def waaye la mu def jubluwul ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo tey it njiitu réew mi nag war naa fexe rek ba ab saytu am ci wàll woowu ngir xool xaalis bi nga xam ne rek lim na ko ci fan lañ ko dugal. Elage ñoo ko déggandoo ay programme yi nga xam ne dañu koy teg fii ci réew mi ngir nag génn ay koppar yu bari tekk si ngir jàppale ndaw yi waaye yenn saa politique bi da cay rax ba kenn du gis résultat yi. programme yi sax maam da nga koy dégg rek mu nekk ay projet am ay bureau am ab siège loolu du muy génn ndaw ñi ci ndóol état bi xam na bu baax fan lay jaar pour ndaw ñi génn ci ndóol am na ay réew yu tolloon fi ñu toll gis nañu fi yoon bi nga xam fa la ñuy jaar dama lay jox benn exemple bu ndaw rek biig maa ngi koy wax liy ñor ci Sénégal ci mangue ci ay tonnes ñu koy exporté te boo xoolee Sénégal li muy importé ci quantité ci wàllu mangue nga xam ni fii li ñu manqué pour ndaw ñu am liggéey mooy unité de production am nañu ay possibilité am nañu ay moyens pour liggéey mais état bi dafa amul xemmem teefu suñu nguur yi ñoo tàmmul loolu def lu palpable lu ñuy gis lépp ci ay projet lay doon projet yi ñuy tàggate ay ndaw yu am diplôme di nekk ay chômeur yooyu Sénégal dong nga koy gis c'est-à-dire que tàmmaluñu leen formation da ngay dem ba am baccalauréat def bac plus 4 doo am benn spécialisation loolu politique bu lajj la ci wàllu éducation mais ci wàllu réalisation aussi ak liggéey bi nguur gi xam na ni projet yi ñuy teg depuis Abdoulaye Wade ba léegi ay projets yi ñuy teg jagleel ko ndaw ñi amul ci benn buy génn ndaw ñi ci ndóol bu ñu nee am na kuréel bu fekk Mame Mbaye Ndiaye di jaay càkkri financé nañu ko 2 millions Birahim day jaay beñe financé nañu ko 5 millions Baye Ma Anta dafay jaay xawma café et cetera jox nañu ko 1 million loolu du financement da ngay taxawal ay société ay unité de production yoo xam ne dina employé ay nit am gestion bu baax nga xam ne dafay indi day sabab industrialisation yu bu yaatu ci biir réew ma tissu boobu fii ak yaataluñu ko noppiwuñu pour génn ndaw ñi ci goutte gi nga xam ci la ñu dugg ndaw loo gis mu ngi jéem a taxawal entreprise boppam di test si parce que nguur gi daf leen a waajalul loo xam ne ñoom mun nañ cee gis seen bopp kon projet yooyu ba léegi nii ay projet fantôme la yoo xam ne amul lu palpable loo xam ni loxo mun na koo laal te kàddu yu dige yooyu noonu bu fekkee nii lay continuer toujours même problème les jeunes yu Sénégal di dund parce que noppeeguñu pour génn leen ci xanaa ndayale leen ak entreprise étrangère yi ñëw fii toujours implanté fi di leen exploité ay salaire u 50 000 salaire u 40 000 toujours maa ngi koy wax bala may bëgg a dee ñu ni ubbi nañu suñu ay buntu investisseurs étrangers yi ñëw nañu fii taxawal nañu fi lii mais bu ñu ko taxawalee te yow état bi négocier ak investisseur bi yow protéger woo sa askan wu fay liggéey amul benn sens parce que kuy liggéey itam te yow amoo li ngay liggéey di ko fayee ko boo ci génnee sa transport mu jeex amul sens réew moo dem ci àdduna waajal nañu seen ay liggéeykat ay convention yu leen di protéger mais tey laajteel ci entreprise yi gën a mag ci Sénégal ba ci Auchan gi ñu doon dajji fan yi passé ñëpp di ko ñaawlu ok mais laajal liggéeykat yi fa nekkoon lu ñu leen di fay ay 50 000 maximum 80 000 mais loolu say doomi réew ay millions ngi nit mënuñu ci di liggéey
di fayoo ko salaire yooyu te nga ni da nga leen a bëgg génne ci ndóol état bi war na xoolaat convention collective bi nga xam ne entreprise étrangère yi fi implanté moom la ñuy négocier ak seen ay doom yi fay liggéey pour ñu leen koy fay pour ñu mën a génne ci ndóol am lu ñu mën a seen bopp. Birahim est-ce que jotul tam ñu def taxaw seetlu ci projet yi nga xam ne dañu koy teg ay agence sax la ñu koy tuddee jagleel ko ndaw yi en PS jaar na fii ay années genre bëri na ci programme yi nga xam ne judd nañu fi ba dee fi ñu daal leen di dissoudre ñu ne deetawaay ay projet si wàllum financement ñu ne Prodac wala DER waaye terewul ñooñee tey dañu gis ay ndaw yu wàcc si mbedd mi di ñaxtu ay ndaw yu jël gaal gi di dem biti réew ndax ñàkkum xëy ndax jotul ñu def seet taxaw seetlu. xam nga au delà taxaw seetlu boobu dafa am leneen loo xamee ni moom mooy li ëpp importance ñi nga xamee ni ñoom ñooy économistes yi xam la ñuy wax mooy réew bu bëggee développé wu li ñu naan environnement des affaires da nga koy moom ngay fexe ba mu doon environnement bu baax ba nga xamee ni nit dina am sañ-sañu ubbi unité industrielle am wala entreprise am mën cee recruter ay nit parce qu'en fait l'État ne recrute pas forcément bu dul ci fonction publique te boo xoolee fonction publique lan lay doon ay enseignants lay doon vacataires ak yu ni mel maanaam ay médecins ñi jëm ci wàllu fonction publique mais privé bi moom moo mën a recruter te li tax privé di recruter mooy environnement des affaires moo koy may mu mën a taxawal ay bërëbu liggéeyukaay yoo xamee ni mën na jël ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chômeurs ay ndaw selon li nga xam ne moom la ñuy jàng wala li ñuy def beneen bi mooy il faut mu am adéquation entre li ñuy jàng di maanaam formation bi ñuy def ak le marché de l'emploi bu fekkee ni da nga ñëw def formation boo xamee ni boo ci génnee normalement lan ngay doon enseignant dañ la naan attention on a suffisamment d'enseignants au Sénégal donte enseignant du mës a doy mais nga dem def formation boo xamee ni yow leer la ni mënoo ci am débouché il faut nécessairement que mu am adéquation entre formation ak emploi am na yenn kuréel yoo xamee ni wala ay bërëbu liggéeyukaay wala ay bërëbu jàng yoo xam ne ñu ngi koy taxawal jëm ci par exemple lii di jàng ci lu jëm ci métier yu bees yi pétrole ak lu ko wër jëm ci wàllu que lii di nouvelle technologie de l'information et de la communication ak yeneen i pàcc mécanique et cetera robotique ci yenn réew mais il faut nécessairement que lépp li base bi mooy environnement des affaires ñu mën ko gën a assainir ba nga xamee ni Sénégalais lambda mën na ubbi benn entreprise am dugal ci lu tolloog 100 jeunes yoo xam ne dañ leen di employé benn Sénégalais lambda doon un privé sénégalais national mën a am jumtuwaay yi ñuy yombalal européen wala ku jóge États-Unis wala ku jóge beneen réew ñu mën ko yombalal moom itamit citoyen bi wala privé national bi mu mën a am capacité ak possibilité tabax la keneen di jóge bitim réew di tabax ci réewam te waa mu war ko mën a def ba pare mën cee ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi. ñu àddu jëmale ci jamono ji nga xam ne réewum Sénégal comme taal wuy taw a tàkk njiitu réew mi boor bu ne la koy uppee ndax bëri na ci ay boolu jàmbat lu fees dell lu nga xam ne askan wi ñu ngi ko enu te nag ñu bëri njortees nañu ni dafa enn lu mu antanul gannaaw rek ba mu fi jëlee poste ilimaane jëwriñ ñi di premier ministre ñu ànd Cheikh Fatou Abdou Ndiaye. président de la république Macky Sall moom rek moom moo jàkkaarloo ak guute gi ci wàllu politique ak wàllu koom gi Sénégal di dund jamono ji wéetaay boo xam ne nag bokk na ci li ko waral mooy dindi poste premier ministre tey ji ñàkk lëkkaloo ci wax benn kàddu fës lool ci ñi fare ci gouvernement bi rawatina manifestation yi nga xam ne ci lañu génn kenn ku ci ne ak na nga ko gisee li koy firndeel mooy Antoine Félix Diome jàppee ko wàllu ko terroriste yoo xam ne ñoo ci dugg jëriñ juñ dénk wàllu ko biti réew Aïssata Tall Sall moom gis ne loxoog ña fare ci biti réew ñoom ñoo ci dugg waaye nag xam nañu leen jëriñ juñ dénk wàllu ko yoon moom gën a sax xóotal wax ji Malick Sall la mu gis moom mooy ay mbër yoo xamante ne dañu leen a tere ñu liggéey ñoom ñoo wàcc di manifester ci mbedd mi muy pëccëxoo ci wàllu communication boo xam ne sax ka leen weddi mooy njiitu réew mi moom président Macky Sall indi yeneen kaddu yoo xam ne wute ne ak kaddu yu ministre de la république yi yëkkati tey jii nag moom rek moom moo jàkkaarloo ak askan wi amul kenn koo xam ne moom moo nekk seen diggante amul it fu mu mën a làqu kon mu war a taxaw jàkkaarloo ak askan wi ci seen i ay jàmbat bokk na ci wàllu koom bokk na ci wàllu xëyu ndaw mi bokk na ci wàllu wér-gu-yaram ak yu bari yoo xamante ne askan wi yëpp ñu ngi ko ubbi gët di ko xaar rawatina manifestation yi nga xam ne ci lañu génn. mu ngoog Fatou Abdou Ndiaye ñu gis ne kon El Hadj mu mel ni njiitu réew mi ñu bëri ñu ngeen njort ni mi ngi bëgg a tabaxaat li nga xam ne moom mooy gouvernement bi est-ce que jotul tam mu andi ak coppite ndax dafa mel ni li mu enu antalu ko. antan na ko sax xëy na yoon yi nga xam ni moo sabab ak nekkam ak ñi mu àndal ci wàllu liggéey bi ci bopp réew mi souvent ci wàllu doxalin dañuy xàll yoon woowu maam Sénégal ay chartam dafa leer nañ kenn gënuñoo baax le ni ñu bindee suñu charte réew muy constitution bi kenn gënuñoo baax nu ñu tënkee charte yi nga xam moo tënk société bi yépp de façon globale ci diggante nit ak nit
diggante nit ak gouvernement diggante nit ak kilifa diine mais charte yooyu ñu tënk nag boo bëggee julli te doo jàng Fatiha ça pose problème charte yooyu la ñu war a respecté bu ko defee yan bi dafay yomb ci ñoom nee nañu waajal nañu gouvernement bu Sénégal dafay am premier ministre dafay am nangam mais boo ñëwee yow arrangé wu la nga bëgg accaparer yëpp da ngay dindi poste premier ministre bi ñu koy dindi yéen ci seen kanam la am na lu ñu laal ci charte réew mi jubbanti ko cokkati ko pour mën a dindi poste premier ministre donc impérativement la mu yanu woon yow yaa koy boole yanu ci wàllu communication gis ngeen lii xew tey kii génn fii wax kii génn accusé ay mbër yu amatul combat tax ñu wàcc mbedd mi nekk ay agresseur kii wax ni dëkk bi am na ay terroristes te yow la ñu chargé nga war a traquer terroristes yi parce que manque de coordination boobu dara indiwu ko lu dul li ñu caxatee charte réew mi ndax mënoo commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin ñëw ci mina dinati wa naasi dafa am ay charte dafa am nooy tagalee aaya yi léegi nag charte yooyu bu fekkente ni bi respecté wuñu ko dafay poser problème encore une fois toujours yoon yi nga xam moom la Sénégal bind mu nekk ci këyit leer nañ yi nga xam ne kenn ku nekk poste ba nga toogee mbind moom moo tax nga tooge fa da ngay respecté mbind moomu ba nga xam ni doo soof askan bi encore une fois xëy na poste premier ministre mu am na solo amul solo ñu bëri jàpp nañu lu mënut a ñàkk la njiit réew mi bañee exposé boppam mais ku ko fi dindi ñoom ñoo ko laal kan moo fi indi Sénégal ñuy tànn ay parti dem ci ay élection li ñuy wax parrainage kan moo fi indi Sénégal ak yeneen tey élection locale yi bu ñu woon xëpp nañ dem Mame Mbaye bu bëggee nekk candidat dencul ci poosam lu tax mën a nekk candidat donc kan mooy nekk ci ginnaaw Mame Mbaye day gën a jàppandalal wàllu corruption wàllu ay maire yuy jaay seen bopp tafalooguñu et cetera te yooyu yëpp dara sababu ko lu loolu réew mu noppeegul ngir moom boppam à 100% ci sàmmanteeg charte yi nga xam ni moom la ñu bind dëkk bi mbind mi jekk na lool nafar bi jekk na lool waaye duñ ko appliqué. jaajëf laata ñuy jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar jàppale ne kon kii nga xam ne rek moo nekkoon ilimaanu jawriñ ñi sa réewum Côte d'Ivoire